bismillahi may tàggu yàlla raxiim may tàggu yonantu maa ngi tàggu jibril yaa salaam tàggu mbàkk burub julli gaay kar jin mar jin jos num tukkee ngullu kut ngullu kuréen ngullu fa yàlla xurbi ndaa tàll lu la gis du la lekk bismillahi may tàggu bam làmb te ngi jéeñ maam gisoo nga ca mul suye nga ca laañaar mbañ faale nga ca ñoxoo ba maasa nga ca gurgureen yil faye nga ca pay pay Usmaan Jaañ nga ca njomba maru baa nga ca waalo Amadou Ba Sina nga ca waalo mudu ngub jee nga ca salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ñu ñëwaat ak yéen rek ci seen 4e numéro à la une seetaan ngeen ko yaakaar naa ne comme ni ñu koy waxee saa su ne rek premier numéro bi Tafa Gueye la woon 2e numéro bi Papa Sow 3e bi Malick Thiandoum 4e numéro bi tey ñuy ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diaw di suñu papa di suñu tonton Sénégal yëpp xam ko yaakaar naa ne képp kuy dund sport rek ci réew mi xam nga ko bari na ñoo nga xamante ne tey football buy am sax dinañ bàyyi li nga xamante ne moom mooy télé bi wala ñu wàññi songu télé bi jàpp fi nga xamante ne fa lay liggéeyee di RFM pour déglu li nga xamante ne moom mooy voix am ñu am mbégte bu baax ak contentement ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci à la une bi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu def ko ni ñu ko faral di defee maa ngi lay nuyu di la ziar. ma lay fay Seck di nuyu njaboot gi di am mbégte di leen dalal fii kër gi seen kër la parce que xam nga ñun ñëpp sportif lañu. ci diggante ay sportif les portes restent ouvertes moo tax bi ngeen ma contacter xamal ba ni ma da ngeen bëgg waxtaan si ci wàllu sport ma sawar ci trop parce que xam nga dañu nekk léegi ci diggante génération buy ñëw di fekk si bu ko jiitu te léegi dañu door di leen léegi li ñuy wax héritage bi loo xam ne dañ leen koy bàyyee ngeen war ñu ëpp chance parce que ñun li ngeen fekk ci ñu leen koy jox ñun fekkuñu ko woon ci suñu mag ñi ñu ci bare jotuñu woon jataay ak ñoom ba defe naa ni buñ leen passé flambeau bi di am yaakaar mu dem fu gën sore ak fu gën kawe. macha allah comme ni ma ko waxee rek Sénégal yëpp xam nañ la waaye yaakaar naa ne nit naan du sàmba loo xam-xam ma sàmba gën laa xam boppam suñu bëggoon a xam kan mooy Abdoulaye Diaw nga présenté wu. kan mooy Abdoulaye Diaw ñi nga xamante ne seetaan gudd la ci lutte yi. waaw man maa ngi tudd Abdoulaye Diaw di doomu Ndar juddoo fa doomu Ndar ci papa ak yaay. juddoo fa màgge fa gimmee ci diggante Ndar. Ndakaaru ak Kaolack. di nekk ku passionné de football. parce que football bi ma bëgg nii. trop ba ràññeeku ci dama ko doon ci sama papa. parce que sama papa dafa teel dëddu àdduna ci xaleel d'ailleurs. mais déjà tàmmaloon na ma di ànd ak man ci stade ba. dafa mel ne que dafa ma doon préparer ci lii. parce que bi muy génn àddina maa ngi am juróom-ñeenti at. mais déjà jot na ma bëgguloo football. ba bi mu duddoo àddina di xaleel parce que moom it sama papa bi muy génn àddina xaleel la. mi ngi am ñeent fukki at ak ñeent. teewul li mu doon def ci man ay xaritam continué ko. di ko def ci man ba tax na ci gannaawam yoon wi ma tegoon ci bëgg football. dara réeru ci dara yàqu ci. ndax ay xaritam. xaritam yooyu nag nekkoon ci. équipe bu ñuy wax Saint-Louisienne. tey jii moo di ancêtre Linguère de Saint-Louis. alors ci noonu boobu ba léegi maa ngi ci sport bi. musuma tàggoo ak moom nekk di ci yëngu ci biir rajo Sénégal ci diggante Kaolack Ndar. Ndakaaru fii ma gimmee RTS jaar Canal Info. léegi maa ngi groupe Futur Média ci diggante rajo beeg télévision bi. depuis déjà près de 20 ans. parce que c'était en 2002. yaa ko wax sànq nga ni doomu Ndar nga. waaw am loo xamante ne dañ koy waxal waa Ndar ni doomu Ndar day yeewu est-ce que da ngay dëggal loolu. doomu Ndar day yeewu doomu Ndar day yeewu waaw. waaw mais defe naa ni war a yeewu doomu Ndar yi moomuñu ko. parce que dafa am lu nga xamee ni dëkkul fedd. man am na ci foo xamee ni jaar naa fa. foofu laa remarqué ni dafa mel que ñoo gën a yeewu. am na fu ma jaar. waaw parce que yeewu bi yëpp mi ngi nekk ci cadre bi nga xamee ni ci nga màggee. ci fi nga épanouir. ci yar bi ci cadre bi. waaw ñi la encadré ñi la yar.
nga nangu war di mën jataay ak mag ñi parce que ci jataay ak mag ñi déjà diñ ci jàng lu bare loolu mën na indi yeewu ci di jataay ak ay mag mën a nekk ci ñoom loolu nag am naa ci teel naa ci am chance parce que football daf ma teel dugal man ci milieu boo xamee ni musuma ànd ak sama ay moroom ndax football musuma ànd ak sama ay moroom ñi ma nekk loon yëpp ñoo ma magoon pour justifier li ma la wax ni la musuma ànd ak sama ay moroom bi ma amee fukki at ak juróom benn di cadet pour dugal ma ci équipe bu mag dañ ma yokkaloon ñeenti at dama am fukki at ak juróom benn sama licence ñu def ci ñaar fukki at pour ma mën jouer ci catégorie boobu parce que ak âge bi ma amee woon waruma jouer ci boobu catégorie su ma fa jouer bu feeñee dañuy perte match bi ma amoon ay dirigeants yu nga xam ni dañu làqu ci sama ñaar fukki at yu ma amul pour jouer loo ma loolu jëriñ na ma ba gaañ na ma aussi jëriñ na ma parce que ma teel nekk contact ak ñoo xam ne ñoo ma mag mais gaañ na ma aussi ci football ci wàllu rythme parce que ba léegi damay traîner yooyu séquelles parce que dama ànd di jouer au football ñoo xam ne ñoo ma mag ñoom ëpp kàttan ñoom ëpp doole plus tard la ma médecin di wax ni bi ngay jouer yaa ngi gaañ sa bopp di ci diggante ligament yax ak cartilage boo demee ba dem mag gaañu yi nga daan gaañu bi nga nekkee ndaw di dem ak moom boo demee ba nekk mag daf lay voilà day feeñ boobu lay feeñ waaw loolu dal na ma ci teel ànd ak ñu ma mag loolu dal na ci teel ànd ak ñu la mag mais bëgg naa xam tamit fan nga jaar ndax jàng nga alxuraan français ban nga ci njëkk a def ndax jàng naa français waaw jàng naa avant français yaakaar naa def nga arabe wala defoo arabe dem naa alxuraan parce que ni ñu doon jàngee daan nañ jàngi école ba wàcc midi daw jàngi alxuraan ci diggante midi ak 2 heures daan nañ ko def le matin ak l'après-midi dañ ko doon boole ñaari yëpp parce que Sénégal ku fi màggee foo nga jàngi alxuraan ak bi tubaab bi évidemment kooku si foo nga jàng ci da nga doon boole yëpp ñaar français bi sore nga ci français bi je crois maa ngi ciy liggéey daal ci français bi maa ngi ciy wax sama soxla maa ngi ciy def li nga xamee ni yaakaar naa ni su ma ko soxlaa mën naa ko ci wax defe naa ni loolu moo indi sax ñu wóolu woon ma ci ba dénk ma liggéey bu nga xam ni français rek laa ciy wax waaw léegi football fan ak fan nga ci jot a jaar wax nga ko sànq ni football nga cadet waaw ban cadet nga football ak fan nga ci jot a jaar performance bi ci football ci Ndar ga ma juddoo laa fa doore ci benn équipe bu ñuy wax Tropical équipe bu 2e division la woon ma nekkoon ci ak ay mag ñu baax équipe bu baax gis nga ku ma ni woon ban équipe nga gis mu gën a discipliné ci Sénégal du ñàkk ma jox la Tropical bu Ndar ci discipline c'est tellement vrai que équipe bi amul woon presque président amul woon entraîneur te lépp réglé ñu ngi tuddoon Tropical ñu dëkk Sindoné boo ko déggee mooy sud li yëpp réglé woon ci diggante suñu mag ñi ñii dañuy niru entraîneur ñii di niru président ñuy defal lépp suñu bopp léeg-léeg daa ci gis ci dirigeant yi ñoo xame ni dañoo def seen xaalis ci équipe bi di football ak équipe bi Tropical ba ma dawalee tuuti ma jóge fa dem nag ci sama équipe bu papa équipe bi sama papa ba bokkoon jël si ma bëggoon daara ju gën a mag ma dem fa boobu moo di Saint-Louisien tey jii moo di Linguère après ñëw naa Dakar bi ma ñëwee Dakar rajo Sénégal ma am licence Gorée joué naa fa ak ay footballeurs yu mag parmi lesquels l'ancien gisoo li ma la wax ni la mosuma joué sama ay morom Youssou Ndiaye l'ancien ministre des sports dama ko doon seetaan ba mujj di bokk ak moom équipe maa ngi fekk photo yu nga xamee ni maak Youssou Ndiaye ak ñoom Malick Ndaw ak Habib Daf papay Malick Daf ñoo bokk et cetera même Oumar Gueye Sène
xaw naa su papaam dundaatoon ñeenti weer ma joué ak moom. parce que damay agsi Gorée fekk mu décédé 4 mois plus tôt. après nag ma dem Kaolack. bi Ablaye Diack nekkoon à l'époque directeur rajo Sénégal di ñuy ubbi rajo Kaolack ma bokk ci ñi ñu yóbbu Kaolack. ba ma demee Kaolack aussi jot naa fa joué. ci équipe bu ñuy wax Sporting. ba benn suba daal ñu xëy ni ma maa nga déjà ca rajo ba benn suba ñu xëy ni ma tey de match bi amuñu ku koy reporté. yaa koy reporté. mais man leen mais yéen li ngeen may def loolu musuma ko def. dem stade ba amee micro musuma ko def. directeur rajo boo woon à l'époque ñu koy wax Ousmane Cissé Madamel nekkoon directeur rajo nekkoon directeur télévision ni ma xam naa la moo tax ma sant la ko. ndekete booba temps maa ngi dugg ci néeg bu nga xam ne dootuma ci génn. ci profession bi. je ne l'ai pas regretté booba ba léegi nag maa ngi ci di ci yëngu ci reportage sportif. ndax da ngaa jàng métier bi. métier bi waaw métier bi ku ci nekk jàng ka soo ko jàngul doo ci def dara di ko jàng moo tax man rajo Sénégal dafa di ci man ndey ji réew. parce que ba mu fa commencé di liggéey ñu gis ni dañ ma war dugal ci beneen palier dañ ma envoyé ci benn école journaliste. ok. dañ ma envoyé ci benn école journaliste c'était pour mën ma def journaliste. sinon du ma nekk journaliste. dañ ma envoyé en France ci benn école journalisme. ma nekk fa di fa yëngu. professeur yam fa amoon dama leen xawoon jaaxal tuuti. parce que dañ ne ma yow da nga di étudiant mais da ngay niru maître. ma leen du dara lu dul miin liggéey bi rek. c'était à Paris en 1985. loolu yëpp yaa ngi ci jàng métier bi mais gis nga jàng métier bi ci formation ci centre bu spécialisé doyul. jànk ni waaw doyul. pratique bi moo wóor. c'est tellement vrai que booy xool Sénégal journalisme moo mag école bi. école bi ci université. CESTI. journalisme moo ko mag. parce que CESTI ñu ngi commencé di former ay journalistes en 1972. booba fekk na métier bi màggat. parce que suñu ay mag am na ci sax koo xam ne suñu papa la yaa ngi koy dégg Alou Alassane Ndiaye Alou. dégg naa ko ci yow rek. waaw Alassane Ndiaye Alou. suñu papa la ay doomam suñu moroom lañu. parce que rajo Sénégal ay tubaab a fi nekkoon jamono ji nga xam ne ñun français lañu. Alassane Ndiaye micro bi tubaab daan amee ci stade tubaab ak ko jox. micro bi tubaab bi daan amee. waaw. tubaab bi moo ko jébbal bis. mu yore ko. di ci def liggéey bu rafet ba ñun ñu fekk ci bëgg liggéey bi. sama ay mag d'abord. ci diggante ñoom Bachir Kounta Pathé Fall Dieye Majib Sène. Garan Coulibaly tant d'autres moo tax ba ni métier bi soo ko jàngee nii ci formation théorie la kese. loolu mooy indi d'ailleurs nga gis ñu bokk benn formation mais wute. ñoo bokk benn formation pourtant. waaw mais kii dafa mën lii kii mënul lu ci des. dama lay jox benn exemple. parce que métier bi mën ko yore moo gën a important dama lay jox exemple. Moussa Ka waxtaanee ci kile ci benn jataay. ma ni journaliste sportif on le devient. Moustapha Gueye li mu la mën waxal ci làmb. journaliste mënu ko. dëgg la dëgg la. mu am nag exemple yu la gën a jege tey jii ñoo xamee ni consultant la ñu ci télévision bu mag ca France. ñëpp sopp leen ci liggéey bu mokk. diggante Habib Beye. ak Patrick Mboma. waaw dañu jóge ci pratique bi. waaw ñëw def ko parce que fa ñuy defaree journaliste. journaliste fa ñu koy defaree kenn du waxu sport. mës naa ko wax sama benn professeur à Paris en 1985. dama ka ni lii ngeen may def loo à l'école fa ma dëkk duma ko def ñu ni ma non ma leen si li may def nii à l'école maa ngi koy def parce que groupe lañu parce que le tronc il est commun parce que man sama présence à Radio Sénégal elle était essentiellement sportive
la semaine, le mois, toute l'année, essentiellement sportif. Ils étaient surpris parce que boo demee ci école yi ñuy defaree journaliste. yéenay bokk yéen ñëpp li ngeen di jàng soo génnee yaay dem fu la neex. dëgg la. da ngay dem fi nga xam ni yëg nga fa sa bopp. waaw man ndekete bi ma sama papa di bëgguloo sport di ma yóbbu au stade ni ngi may préparé déjà ci liggéey bi may liggéey tey. waaw moo tax man la liy wuteloo nit ñi moo di liggéey bi ñuy liggéey sur le terrain. waaw liggéey bi gis nga ni ngay def nii boo ci continuer bu yàggee. bu journaliste jógee ci école. dafay nekk sa stagiaire. ndax booba temps fekk na yow nga biir terrain. dëgg la macha allah loolu am na solo pour jeexal rek ndax pour jeexal ci page 1 bi Golbert Diagne ndax da ngeen bokk dara. Golbert ànd bu yàgg Golbert Diagne dañu ànd lu yàgg ca rajo Ndar mu nekkoon sama mag yëwan laa biir ci liggéey bi yëwan ci laa biir ci Golbert bu dee liggéey soo ko jegee mu liggéey loola Golbert Diagne gis nga ci journalisme ñi def région yi bañ ko dooree Dakar dafa mel que seen liggéey mooy gën a mokk parce que ci région yi tu fais tout gis nga Golbert liggéeyu technique sax mënoon nag parce que su waree ànd ak technicien bu fa technicien nekkul mu defal boppam bu defal boppam Golbert daan na nekk ci biir rajo bi jox boppam micro mi ubbi ko ci console bi jox boppam micro alors teel ànd bi xëy na moo tax dañu koy wax souvent dañu may laaj souvent ndax Golbert dañu bokk dara ma ne ko xanaa Ndar ak rajo bi ak teel ànd loolu moo indi loolu ba pare nag li tax ku ànd ak moom jël ci moom dara dafa yëwan dafa laabiir ci xolam waaw Golbert xamul xëccoo séddoo la xam yàlla teral na ma ñetti weer avant yàlla di nga jël toog naa ak moom biir këram ñetti weer dafa mel ne que loolu àndu àddina parce que bi ma nekkee ci buntu profession bi nekk naa ak moom bi mu desee ñetti weer ci kaw suuf fekk naa ko ci këram nekkte booba temps ñu ngi tàggoo maak moom loolu moo indi xëy na maak Golbert ñu niroo mu bis nag mu ni ma ndeysaan àddina daal ndéggande yi dafa bari bis mu ni ma Golbert loolu moo di kàddu yi ma yëkkate biñ ma yëgalee deseem bis Golbert ni ma Ablaye ma ni koy mu ni ma am naa doom ju nga xam ne yaay papaam Golbert mu ni ma am naa doom joo xam ne yaay papaam ma ni ko naka mu ni ma booy liggéey dafay toog ci kër gi di la déglu léegi booy liggéey daf lay enregistré pour di ko dégluwaat doom jooju xam nga kana Malal xam nga loolu dénkaane la dëgg la kon Golbert mi mel na que bi muy dem dafa retracé maak moom fa ñu jógee fi mu toll ak doomam te ma war continuer ak moom doom ji fekk ñu fële ci rajo ba loolu dénkaane la moo tax Malal bët bi ma koy xoolee du bëtu ànd liggéey bëtu doom la ci man ndax papaam nekkoon sama mag ci profession bi ma ànd ak moom liggéey mu wax ma lii ci doomam bëggam bi ma bëggoon ba di ma déglu ba di ma enregistré di ko dégluwaat bay mujj nekk beneen lay jaw loolu di lu ma neex trop ma ni kii dénkaane la moo tax Malal dama ko uuf comme ni may uufee sama doom waaw loolu sama diggante ak Golbert jaar nañu foofu bi may dugg ci profession bi ak bi mu desee ñetti weer ci kaw suuf ñu toog ñuy dem ci page 2 bi ngay gën a nekk xale ndax doon nga seetaan làmb waaw ndax bëggoon nga ko bëggoon seetaan naa làmb bi ma gën a nekk xale parce que Ndar fañ daan bëree ñu ko sëkku buur lañ koy wax dafa nekk ci wetu kaso ba rax ci dolli fa ma dëkk ca Sindoone dafa am mbër mu fa daan ngemboo jëm ca làmb ja xam nga léegi la mbër di dugg oto waaw léegi la mbër di dugg oto bi ci stade bi jamono yooyu ñun bañ nekkee xaleel ca Ndër gis nga mbër mi su ngemboo ba génn ci kër gi jëm ca làmb ja dafa dox ba ca làmb ja ay sabar topp ko
lu mu sori sori. lu mu sore sore bon c'est vrai que Ndar tuuti na tuuti yaay bu nga xamee ni foo génn ci Ndar boo jëmee ci làmb ja balaa 30 minutes nga àgg. ci nag dox bu nga xamee ni day nekk animation. léeg-léeg mu taxaw fenn. ñu tëggal ko mu bàkku. xale yi topp ko. attroupement bi gën a bare. ñu topp ko. mbër moom mi ngi tuddoon Abdou Njëmb Guèye. boo demee ci mag ñi. ñi yàgg ci làmb daañ la ko wax Abdou Njëmb Guèye. mu daan ànd benn suq bu ñuy wax Ousmane Mbeng Mbaaw. kooku tey ci gaaju na. nekkoon na fi sax président fédération sénégalaise bu rekat Ousmane Mbeng Mbaaw. mais bu loolu weesu mbër mi ñu ko doon bëgg nag ci ñun ci suñu xaleel. policier la woon tudd Edouard Keita. ok policier la woon tudd Edouard Keita. Edouard Keita li tax bi ñu nekkee xaleel ñu bëggoon ko ca Ndar. booba temps policier yi gis nga ab bu seen tenue. bu ñu leen joxee tenue bi ñu sol ko. yére bi. ba ci casque. tenue policier bi. dañ leen di jox vélo. bicyclette ci équipement policier bi la bokkoon. policiers yi bicyclette la ñuy circuler. léeg-léeg bu ñuy football ci mbedd mi suñ leen gisee dañuy daw. parce que dañuy tas football bi ci mbedd mi parce que dañuy gêner circulation bi. léeg-léeg y a des risques d'accident. mais Edouard Keita dafa nekkoon mbër mi nga xamee ni buñ ko séenee du ñu daw parce que du tas suñu match. dafa mel ne ko daf ñu comprendre woon parce que xëy na li muy mbër la tax. noonu ko gisee mu nekk policier sol tenue policier nekk ci circulation bi di ko régler. bu dimanche day ngemb comme gaañ yi àgg ca kaw rafet njool rafet xees. Edouard Keita noonu la meloon. mu nekkoon mbër mu nga xame ni ñun ci suñu xaleel dañ ko bëggoon ñun ñëpp ko doon supporter. ñun ñëpp mais mbapat la doon bëre. déedéet bëri dóor. bëri dóor yi pas mbapat parce que général mbapat après la ñëw déedéet boobu temps mi ngi ci c'est tellement vrai que ñooñu bëri na ak ñoom falang. léeg-léeg ma dégg falang di bàkku daal di ne Edouard Keita ca Ndar. waaw booy déglu bàkku falang. di nga ci for loolu. Abdoulaye Keita ca Ndar. Edouard Keita ca Ndar. Samba Diaw ca Ndar Samba Diaw mbëru waalo la woon. am naa fi benn xarit journaliste Samba Diaw nijaayam la. ci cour bu mag bi làmb yàgg na de. gisoo Abdou Diouf. mus nay décorer Falang. Abdou Diouf dafay décorer Falang. waaw ci moment bi mu koy takkal nii médaille. Abdou Diouf di ko rappelé di ko. am na at moo xam ne da nga bëre si Ndar. waaw làmb ji fees ba jaayatuñu billet. fañ daan bëree ca Ndar nag. dafa am ay kër yu ko wër yu am balcon. comme par exemple nga yéeg fii ci kër gi. tiim tali bi. tali boobu nga tiim moo di làmb ji. nga yéeg ci kër gi tiim tali bi. Abdou Diouf ni Falang dafa fees ba keroog man dama yéeg ci benn balcon. di seetaan làmb ji. Falang ni ko su ma xamoon ne yaa nga foofu. ma jël si la. xam nga lu mu ko wax noonu. mun ko su ma xamoon ne yaa ngi foofu ma jël si la. parce que tey jii yaa ngi nii nekk président de la république. ba di ma décorer. di ma fàttali sama ñëw boobu Ndar. fekk nga nekk xaleel. kon xam nga loolu yàgg na. te Abdou Diouf suñu nijaay la. suñu papa la. ba tax na loolu su ko waxee ba Falang delloo si que dafa wane ni làmb yàgg na parce que boobu xaleelu Abdou Diouf la. ca Ndar ñuy bëree ci wetu gis nga boo demee Ndar ci prison ba. demal rek laajteel prison Ndar daa gis benn bayaal bu nekk ci buntu prison bi. foofu lañ doon bëree. doomu Ndar yi tuddee ko sëkku buur. voilà. noonu lañ ko tuddee woon. foofu rek nga bëggee woon làmb wala bi nga ñëwee Dakar tamit. non foofu laa ko bëggee d'abord. bi nga ñëwee Dakar est-ce que continuer nga di topp làmb. waaw bi ma ñëwee Dakar continuer naa topp làmb. c'est tout aussi vrai que dama dul woon am jot. le plus souvent dama dul woon am espace bu libre boo xam ne dama naan tey jii maa nga jëm làmb ja. parce que làmb ji day ànd ak football bi. est-ce que xam nga làmb ji am na jamono fii au Sénégal comme dafa daan bokk ak football bi basket bi ak course farci bi même dimanche. am na jamono joo xam ne balaa ñuy commencer bëree ca làmb ja match football yi jeex
dafa daan indi Demba Diop bu tasee rek. nit ñi daw jëm Iba Mar bu tasee rek. am na ci footballeur yu nga xamee ni seen équipement football lañ daan dawee Iba Mar di dem di seetaan yi alors moom laa wax ni làmb ji ak football bi naka jekk dañuy yàgg bokk public. ma am ci nag fàttaliku ay combat yu mag. seetaan naa fi à l'époque Double Less Robert. seetaan fi Double Less Mbaye Guèye. seetaan fi Mbaye Guèye Pape Kane. mais yëpp nag dafa doon tombeek dimanche yu ko xamee ni. amul football. tranche bi libre ci football ma profité ci dem toog làmb ci parce que xam nga làmb lu ma ci neex. pas ñu sëgg di bëre de. ambiance bi waaw léeg-léeg mu niru théâtre. léeg-léeg mu niru défilé de mode. sañse yeeg jaabar yi. waaw pagaay boobu nga xamee ni dafa nekk ci làmb te muy kaaram. moo ma neex ci làmb. suñu bëreewul yooyu ñuy def. waaw ci diggante ñi lee ngay tuus. mbër yi di ndëkkante. léeg-léeg mu niru sax dañoo xaw a xeex. sañse yi ci tribune bi. waaw bàkku yi. wayu jigéen ñi diggante ñoom xaar mbay ak ñoom daaro dafa neex. alors loolu moo ma daan yóbbu mais ma am nag souvenir benn làmb ju metti ñooñu keroog xeex nañu 30 minutes booba maa nga Kaolack. ma ñëw Dakar sedd ci man ma bëgg dem làmb ja. keroog découverte laa dem. ca naaj wa pour signaler. kii Ambroise Sarr. Birame Ndiaye. lu la wax la Birame Ndiaye da nga mos dégg ma wax ka. parce que dama naroon a ñëw ci combat yu mag yi bu ñu koy tudd rek Ambroise Birame lañu. Birame Ndiaye dama ko Ambroise Sarr Birame Ndiaye. waaw mais parce que dama ni Ambroise Sarr di wut tuur Birame Ndiaye nga jox ma ko. ma yaakaar ni xëy na yow voilà. mais boobu combat c'était ay années 72 je crois. combat maa nga découverte di ko seetaan di signaar lu ali Kaolack laa jóge dafa tàngoon ma ñëw fii fekk fii sedd ma dem foofu mais mu nekk combat bu nga xam ne dañ ci am souvenir. gis nga keroog dañu xeex ba nit ñi teqale leen. ñu nul Ambroise ak Birame Ndiaye. maa ngi koy rappelé Birame bu waxtu ma dajeek moom. Ambroise Sarr bi ma ko invité ñëwoon démb mu ñëw ca TFM. ma koy rappelé boobu combat il était ému. parce que xamul woon ni. daf ma tafoon rek ci football bi. xamul woon ni teel naa dugg noonu ci làmb ji. fekk na xam nga public gu football beeg làmb ji. benn ndokk yàlla bi nga xamee ni suñu papa ji nga xamee ni dafa def reportage football ba ñëpp neey. dafa daan def aussi làmb ji Alassane Ndiaye Alou. daf ko daan def aussi làmb ji. Sénégal public bi dafa nekk ci diggante football ak làmb moo tax benn public la. moo tax boo bëggee football di nga bëgg làmb soo bëggee làmb di nga bëgg football. lan moo tax làmb démb ku koy wax rek foog nga boole kii Mbaye Guèye. waaw Mbaye Guèye dafa indi beneen style te pourtant dafa indi beneen melokaanu làmb ci xadar ci wane ni poids lourd mën na nekk avantage mais du avantage bu absolu waaw ba pare mu nekkoon mbëru soo xoolee mbër yi bu jëkk barewul woon mbëru doomu champion waaw doomu ndakaaru nii ba pare c'est quelqu'un qui est sorti li tax Mbaye Guèye bare woon nit. Mbaye Guèye dafa génne ci public gu tous les jours ci mbedd mi. di toog ci mbedd mi di waxtaan. dugganteeg nit ñi di ñëw ci stade bi di supporter Jeanne d'Arc. di ñëw ci basket bi di seetaan si basket. dafay nekk mbër mu la jege ba tax na soo ko xoolee muy bëre sa xol daf koy wallu. loolu moo indi woon Mbaye Guèye nit ñi bëggal ko seen bopp. ba pare nag fii cachet yi toll tey moo ko fa yóbbu de. mu sànq dégg mu waxtaane ka parce que ca jamono 300000. 300000 réyoon na. waaw cachet 300000 bu réyoon na. Mbaye Guèye mu am benn combat buñ ko programmé ñoom Bassirou Diagne yaa ngi dégg Bassirou Diagne. waaw ñoom Bassirou Diagne ñoo ko doon organisé. mais biñ ko seetee daf leen ni 1 million. Mbaye Guèye moo fa yóbbu cachet yi. moo ko yégee. dëgg la moo jógee 300000 ni 1 million te nee na. bi muy wax 1 million dafa doon kaf. waaw dafa doon kaf rek.
comme léegi nga ni ma stylo bi lu muy jar. man la 100 000 te mu war jar 150 wala 300. man la 100 000. gaa ñi gisee fekk si Mbaye Guèye ci loolu. maa ngi koy fàttaliku parce que Mbaye Guèye ak Robert ñoo yóbbu làmb ji à Demba Diop. boobu man maa nga Kaolack. dëgg la bis bi ñu révélé li ñu leen di fay Mbaye Guèye ak Robert millions yu teg. dafa rëyoon évidemment. boo jógee ci 300 000 dem 1 million. dafay nekk lu rëy. dëgg la moo tax Mbaye Guèye dafa def ci làmb ji lu bari làmb ji amel na ko. njukkal waaw amel na ko daal loo xamee ni war nañu léeg-léeg lu xaw niru droit d'auteur. waaw am na luñ ko amel. Mbaye Guèye ci léegi boo dee xoolaat ay photo yu jëkk mais danga naan mais Mbaye Guèye pourtant réyul woon. te song na ba tàyyi mbër yu ko ëpp doole. Double Less. parce que Double Less ak Mbaye Guèye boo leen musaan xool. dafa mel ne que Double Less daf ko ëpp tuuti doole. et cetera et cetera donc technique am conviction mën bëreem ak fitam gisoo ñi xam Mbaye Guèye buñ la nee ban combat moo gën a metti xam nga buñ lay jox. digganteem ak Samba Diaw bu Waalo. mbër bu ñuy wax Samba Diaw bu Waalo. parce que keroog il paraît que Samba Diaw dafa dominer Mbaye Guèye ci xeex. Samba Diaw daf ko dominer ci xeex. dominer ko ci xeex ba Mbaye Guèye sonn. moom la sama ay nijaay Ablaye Naar Samb ak Alaaji Mansour Mbaye daanee leen ni gàccey dóor gàccey daan faj na ko. Mbaye Guèye moo mujj daan Samba Diaw. bien que dañ ko dominer ci xeex. mais boobu temps gëm na ni parce que yoonu làmb barewul trop ñii dañoo gañe ci xeex ñii gañe ci bëre. waaw Mbaye Guèye wóoroon na que ni ci bëre am na lu mu mën jël ci combat bi. moo tax jël na coup mais wóoroon na que ni li muy wut su ko amee dana daan Samba Diaw. mujj na ko am. ba tax na ci victoire am yi gën a rëy yi ko gën a feeñal boobu Mbaye Guèye Samba Diaw la. te kat booba temps ñun nekkuñu Dakar. mais ñu ngi koy dégg. ñu ngi koy dégg gars yi di ko waxtaanee ci rajo bi samedi émission lamb yi et cetera et cetera. ba bi télévision bi ñëwee. parce que xam nga télévision bi mi ngi door 1972. seulement dama naan seulement 1972 fekk na déjà sport bi gimmi sport bi sore. télévision bi soog a ñëw te bi mu ñëwee 72 RTS amul woon doole pour di ci def couverture bi bi war. c'est vers la fin des années 72 que làmb ji commencé di boy dëgg. ci diggante rajo yi ak télévision yi. tey jii rajo bu ci nekk am na. émission làmbam spéciale. télévision bu ci nekk. am na émission làmbam spéciale. ci côté boobu tamit defe naa ne diggante rajo yi ak télévision yi ñoom it làmb ji am na yu mu leen amal. parce que fii làmb ji ak si tey. rajo yi ak télévision yi ñoo ko fi indi. wax nga ko sànq loolu moo ko ne ci li la marqué ki Mbaye Guèye lan mooy différence am ak Tafa Guèye moom Mbaye Guèye. différence am ak Tafa dafa mel na que Mbaye moo gën a dal en tant que mbër waaw Mbaye moo gën a tey. Moustapha Guèye tellement vrai que Moustapha gëm naa ni su bëggee làmb ci mag ji la ko bëggee. waaw évidemment Mbaye Guèye mën nañ ni c'est une version améliorée. Tafa Guèye c'est une version améliorée de Mbaye Guèye bi nga xamee ni magama. waaw ñoom ñaar ils sont à la fois semblables et dissemblables am nañu ci fu ñuy niroo am nañu aussi ci fi ñuy wutee Mbaye Guèye moo gën di mbër kaamin. Mbaye moo gën di mbër kaamin. Moustapha indi ci un plus. gis nga Moustapha am na fi sax ay difficultés yu nga xamee ni. presque di def exhibition moo ko indil boobu problème Moustapha dafa daan compliquer léeg-léeg làmbam. dafa daan wut jël bu spectaculaire. Mbaye Guèye ko gënoon simple. Moustapha il tenait un peu compte ci
ci public bi li ñuy seetaan. dafa bëggoon spectacle. Moustapha dafa bëggoon di def spectacle. différence am ak Mbaye Gueye moo ko gënoon direct moo ko gënoon nekk mbër mu nga xam ni résultat rek moo ko tax jóg. Mbaye du toppatoo public. Moustapha day wut lu neex public. dëgg la mooy différence bi. ok loolu am na solo Tyson comme wax nga Mbaye Gueye war na am nuñ ko comme genre droit d'auteur. waaw war na am ci Mbaye Gueye Tyson mi nga xamante ne moo ñëw yóbbu lamb ci 100 millions wala plus de 100 millions. waaw Tyson aussi daf ko jëlee foofu. te Tyson aussi gannaaw Mbaye Gueye da nga naan Tyson parce que Tyson aussi moo ko yéege foofu. te man bi mu ñëwee amoon naa ci moom cofeel. moom Tyson pourquoi cofeel dafa doon mbëru Kaolack. te man mën naa ni Kaolack walla de cœur. doomu Ndar laa. mais dama bëgg Kaolack. doomu Ndar laa mais dama yéene woon Kaolack di am ndam. jaar naa fa football naa fa gimmee naa fa Sénégal Kaolack lañ ma ràññee ba léegi am na ñu defee ni doomu Kaolack laa. fekk na li poète bi di wax liggéeyal ci dëkk bi. moo gën dëkk ci dëkk bi. Kaolack ba mu fa jaaree dama fa liggéey ba mel na ku fa dëkk. waaw alors Tyson bi mu feeñee. di nekk ci étendard bu waa Kaolack. di sagu Kaolack. foofu aussi sama xol daf ko wallu ndax jaar bi ma jaar Kaolack mooy indi loolu parce que xam nga léeg-léeg fa nga dem mën nga fa jëlee lu lay topp. fa nga dem liggéey fa mën nga fa jël lu lay topp ba tax na soo gisee lu fa jógee soo ko mënee dimbale jàppale ko di nga ko jàppale parce que da nga xam fa mu jógee. ak ay waajuram et cetera et cetera. waaw Tyson aussi neexoon na ma ci côté boobu. mais globalement man sama mbër. Yékini Diop la woon. ndax sopp ko ci yaru. sopp ko ci tey. Yékini da nga koy sopp. waaw ci tey ci yaru moom tamit daf lay neex. waaw Yékini daf lay neex. daf ma neex naturellement. jéemu ma ko faral dama toog mu neex ma naturellement ci yaram ci démarche am ba pare nag. xam nga jaar na tuuti football. Yékini waaw. fa la jëlee turu attaquant nigérian bi. jaar na tuuti football. ba tax na pour que nga sopp ko. li leen di war boole pour que nga sopp ko. dafay bare. alors Yékini aussi moom laa wax ni côté boobu vraiment soppoon naa ko. mu nekkoon sama mbër Yékini. Tyson. Ndar ga ma jógee ñoom Edouard Keita. ñoom Abdou Ndioumbé Gueye ak ñoom Samba Diaw et cetera et cetera. Yékini daal sopp nga ko ndax yaram mais nekkul bëre bu mu bëre sax moo tax nga sopp ko. waaw Yékini niteem moo tax nga sopp ko. dafa nitee dafa teey. day am ci nit sopplu. ci savoir être. mën nga sopp nit ndax yaram. waaw mën nga sopp nit ndax boo ko dégloo mu jël la ci kàddu. ci ni nga koy dégloo. am na benn waay bu mus ni falang. dafa bëri si mais du woon mbër parce que amul woon ci kaw mbër. parce que gaa ñi dañu soppoon mbër muy am tuuti caay-caay. dafa am juti mbër pour nga nekk mbër. foo nga am tuuti caay-caay xam nga lu caay-caay boobu mi ngi ci Mbaye Gueye. xorom la ci. waaw. caay-caay boobu. mi ngi ci Mbaye Gueye. xorom la ci. ci diggante d'ailleurs caay-caay boo tax bu yéegee cachet jële ko 300 000 yóbbu ko 1 million. waaw tuuti caay-caay tuuti njabur. waaw di ci indi lu nga xamee ni dafay nekk daal lu koy yokk ak luy defar sa spécificité. maanaam sa melokaan. sa melokaan Sénégal moom ku fi juddoo màgg fi dana am mbër mu la jege. boo xamee ni di nga ko porter en estime. ak combat yu nga xam ne ba léegi yaa ngi koy fàttaliwu. léegi fi ñu ñëw mooy ci nouvelle génération bi. waaw xam nga leen ku ñoom Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lô. waaw ba ci ñeneen ñoom Gris Bordeaux xam nga leen. waaw
ñu gis benn phénomène bu bees muy jël ñaari avance ba ñetti avance. waaw ba ñeenti avance. waaw mel ni Balla Gaye numéro 2 jël waaw ko nan nga gisee loolu. ñeenti avance yi nga xamante ne jël na ko. si c'est bien professionnel la professionnel la xam nga dama lay wax benn affaire bu nga xamee ni observateurs yi duñ ko faral di waxtaanee. est-ce que xam nga am na fi mbër yu bëre ñaari combat ci benn ngoon. ci ñaari arènes yu wuute. par exemple ñu tëgg benn combat arène Gabar Ndoye. nga bëree arène Gabar Ndoye 5 heures. waaw léegi la làmb ji di guddi di dem 20 heures. nga bëree arène Gabar Ndoye 5 heures. jóge fa waaw dem beneen arène bëri ji fa 6 heures. kooku ñaari combat ci benn takkusaan. yaa ngi bëri ci arène bi ñu ngi lay nekk ci beneen. am na fi. Balla Gaye li ñuy wax mbër mooy fay boppam. mbër mooy fay boppam. loolu Balla Gaye jëlul ay combat jëlu ko neewul jël naa bii jël naa bii jël naa bi promoteur moo ko programmé. weer wi mu war bërewaat dans 3 mois. waaw war bërewaat 3 mois après. at mi mën na ci am ñeenti combat. ñeenti combat moo di lan ñetti weer yu nekk mu bëri barewul. bëri ñetti weer wu nekk barewul. suñ la gisee weer wi bala ngay ñëwaat depuis dans 3 mois. soo ko defee 4 fois muy at mi. waaw programmé wul boppam. ñi xam ni Balla Gaye ci boppam xaalis la. Balla Gaye ci boppam xaalis la. xaalis mooy liggéey xaalis. dëgg la programmé wul boppam. ay promoteur ñoo koy programmé wala benn promoteur bu ko programmé ñaari yoon. ci diggante ñetti weer. ku mën na jëf ku mën na def. ku mën na njëgama. loolu moo di njëgu Balla Gaye. waaw méritam la ak lu mu def. ba tey jii muy véhiculer image. bu positive de la lutte. loolu c'est très positif. de la lutte. ñeenti combat ci at. waaw soo ko xoolee barewul. waaw même benn combat par weer sax barewul. benn combat par weer. ci ku doon toog 2 ans di am benn combat. ah oui loolu dafa wane ni làmb jaa ngi dund. te nag doyul sax pour moom. xam nga lu tax doyul. waaw mais ku ci léegi ñaata at la bëri di dem retraite du 45. waaw 45 ans jeune homme la. pour que nga gis ku am 45 ans di célibataire ci góor. dafa yomb. parce que 45 ans xale la. 45 ans xale la. te léegi tey ci la mbër mi di arrêté. te bu arrêté lu muy def leneen. waaw kon ci ndawam lay waajal retraite am. waaw fi mu nekk daal buntu ko wërsëgam la. waaw ni mu mel nii ñi koy tëgg du Balla Gaye moo ma neex. Balla Gaye moo mel noonu. Balla Gaye moo tollu noonu. waaw moo tax su may dégg xaalisu ngénte xaalisu mbërëm a ngénte. waaw ma ni ko wax nga dëgg. ma ni ko wax nga dëgg. fa nga fekk sa papa. Double Less di sëgg. fa nga jëlee làmb ji yóbbu ko feneen. Double Less bëreewul combat wu 2 millions ou 3. ñu ngi yoon toujours entre 1 million 500. wërsëgama. et cetera et cetera. ma am ci Double Less benn anecdote. moom it benn anecdote dañu àndu Moscou. waaw dama ko tudd dañu àndu Moscou en 80. Moscou aux Jeux Olympiques. ñu invité ñu ambassade du Sénégal añ. waaw ñu toog weer lekk ñu ceebu jën. waaw ñu invité ñu añ. à l'ambassade du Sénégal. ñu ñëw añ ba pare. ma ni man daal ataaya ji ma gëj naan ak bi ma bëgg maa koy xiimal sam bopp. ataaya bi dama gëj naan ataaya te ni ma ko namme bi ma bëgg maay xiimal sam bopp. ñu añ ba pare man maay xiim te maa ngi war xiimal à peu près entre 15 et 20 personnes. baraada bi di baraada bu mag nous sommes à Moscou. alors maay xiim ma xiim defar kaas yi Double Less moo toogoon sama wet. ma ne ko lees am jàlleel ma jox ko plateau kaas yi. waaw ni ko am jàlleel bi ma ko nee am jàlleel plateau bi la jël genti kaas. waaw teg ci kanamam. ma ne ko lees su lay def nii boo defee nii am nañu dul naan mu ni ma xool ma. man benn kaas su ma ko naanee du wàcc sama biir fii lay yem. moo tax may jël ñeent. su ma jëlee ñeent danaa yëg ni. ataay ji ñëw na sama biir Balla Gaye bi ma dajeek moom. waaw
RFM. waaw. Ngañ Jaañ invité ko muy génn. waaw. ma ne ko boo demee ci sa papa nga ni ko sama ataay jowoon ca Moscou ba léegi fayuma ko. waaw ñeenti kaas la naan. ñeenti kaas la naan. noo ko gisee léegi instant bi fi mu toll ci làmb par rapport ak bu njëkk soo bi mu doon def yuuxu fii dugg ci yenn yi Balla Gaye numéro 2 noo ko gisee instant bii nii par rapport ak léegi ni mu dalee. kan ci Balla Gaye. ah oui day gis nga boo dee conscient ci ni lii moo di sa chance su àddina. dafa commencé di gëm ni kii mu lii mooy chance am bu mu ko yàqu. bu mu ko yàq te seul du nekk Balla Gaye. parce que xam nga nit ku ci nekk ñaar nga. nit ku ci nekk ñaar nga. nit ki nga doon seul. ak li ngay def. nit ki nga doon nit ki kese. waaw. ak li ngay def. mën nga sopp mbër mi Balla Gaye. nga jataay ak nit ki am lu wàññeeku. dëgg la dëgg la. loolu mooy dafa ñaari Balla Gaye am mbër mi ak nit ki. gis nga li soppeeku ci Balla Gaye. dal boobu nga wax nit ki lay soigné parce que xam na ni wërsëgam ci loxo keneen lay jaar ñëw. gis nga am na benn kàddu Senghor. boo xam ne dañ ko dëppoon Senghor waxul woon loolu. Senghor musul nii nit dit mooy garabam. waxul woon loolu. waaw. mais comme séeréer la bu doon wax wolof. waaw. li mu wax làqu fenn. waaw. Senghor musul wax nit mooy garabam. dafa ni nite. waaw. nite mooy garabam. dëgg la. mooy lan nite ba boo wéetee gore. nite ba boo wéetee yow kenn. affiché ay interdit ni liy jomb naa ko même su ma wéetee du ma ko def. xam nga loolu nite la. dëgg la. nite ba ni ngay traité sa bopp nga koy traité nit ñi. pour gën a mën a yomb nekkal. dëkkandoo comme on dit. jafe na. sama papa Sëriñ Abdou daldi ni ñaari nit yu juboo xaj nañu ci benn siis. ñaari nit yu juboo. waaw. xaj nañu ci benn siis. dëgg la. ñaar ñu juboowul xajuñu ci kër. dëgg la. wallaahi. ñaar ñu juboowul xajuñu ci kër. mais ñaar ñu juboo. benn siis bi mën nañ ci toog ndax juboo. dëgg la. léegi il commence à atteindre l'âge de la maturité. parce que loo gis rek dafa am lu mu maaseel. gisoo am na benn père de famille bis dafa ni dafay seeti ci équipe bu football ba ñi yar doomam. parce que doomam dafa lëmbale woon ci koñ bi. ci bis bi daañ ko ci teqale ñetti yoon ci koñ bi. xeex daañ ko fi teqale ñetti yoon. gosse bi am licence ci benn équipe. di jouer. ñu koy defar di koy yar ci bu entraîné ba pare dafa war ñibbi. bàyyi dox guddi. bu réeree dafa war a tëdd. parce que bu fekkee da ngay entraîné te sa nelaw doyul. li ngay def baaxul. papa ji jékki-jékki remarqué ni doomam day tëdd waxtu kenn teqaleetu ko xeex léeg-léeg mu indi yëkkati xaalis jox papa ji. mu ni mais damay seeti sama doom ji ñi ko def nii. dem seeti dirigeant club yi gërëm leen ci doomam léegi nu mu soppeekoo. ñooñu ni que ñun fii yar bi ñuy yar suñu doom yi moom lañ leen di yar. daañu seet ndax ñi ngi jàng. daañu seet ndax ñi ngi tëdd waxtu dafa am lu ñu leen di tere. te loolu dañ leen xamal ni leen buñ ko bàyyiwul. du ñu am ci sport bi li ñu bëgg. góor gi daal di ndekete sport baax na ndekete sport daara la. léegi nit que buy daw ba mu yàgg. dafay conscient ci loolu. Balla Gaye dal bi nga wax ni dafa dal. il est conscient que c'est la chance de sa vie. lépp lu papaam defoon ba mu juddu ci. xam nga dafa ni xaalisu mbër ak ngeen di. waaw. moom ay doomam xaalisu mbër moo leen jox étage. dëgg la. Double Less xaalisu mbër la ngéntee Balla Gaye. Balla Gaye ci xaalisu mbër la joxe ay doomam étage. kon loolu bu ci conscient bi daf koy téye. dëgg la. ba pare nag mu war ci jàpp bu baax parce que dafa gàtt. dafa gàtt waaw.
yàggul dund non yàggul. parce que booy dem retraite da ngay nekk xale bu tuuti. 45 ans xaw ma 50. yokk nañ ko sax def ko 48 ans. waaw ba léegi ba 50 ans sax xale la. ba 50 ans sax xale la. alors léegi def ci conscient gëm ni lii liggéeyam la. li mu doon li koy foowee bu mujjee nekk sa liggéey. da nga cee laxasu. loolu moo indi il devient un sportif accompli. léegi yaa ngi bëgg a am Balla Gaye en tant que nit ak en tant que mbër. yooyu ñaar bu ñu àndee day bare doole. Balla Gaye en tant que mbër en tant que nit waaw képp kuy wax ak moom di moroomu papaam mu gëm ni papa la. promoteurs yi ñoo leen di jox liggéey. discours bi day commencer changer. dal tey parce que nag leen ngi ci sénégalais loo bare la moom la Lamine Gueye président Lamine Gueye daan wax. la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. jël 5000 francs. waaw waa ji nuyu la nga nuyoo ko ci loxoom. moo gën neex ku jël 1 million sànni la ko. dëgg la. ku jël 1 million sànni ko sa kanam. ni la foral. ki la nuyoo 5000 francs bàyyi ko ci sa loxo pour nga passé. 5000 francs boobu moo la gën neex ki la sànni 1 million ni la for ko. dëgg la de. voilà. wallaay dëgg la. voilà léegi. kon carte avance yow pour yow amul benn risque. kan ci carte avance yi mu jël amul benn risque. déedéet. amul risque. bu gis boo demee nga ne que bu gisee 6 sax na jël. gisoo ci risque yow. non parce que déedéet xam nga pourquoi amul risque amul benn risque li tax amul risque moo di du ci bis bi lay bëri ñeenti combat. du ci weer wi lay bëri ñeenti. man maa nekk keroog rajo Sénégal ci journal des sports bi. ñu woote ni combat wu ngoon bi dañ koy annuler. parce que mbër mi dafa kepp ci baaraam. ci diggante bi on a envoyé un médecin pour mu constater. médecin bi ni effectivement gis nga baaraam ni mu tuutee ci loxo boo ci gaañoo du jàpp. waaw du tëju benn baaraam. mën nga fukki baaraam nga am. léeg-léeg boo gaañoo ci benn rek yàq nañ ci séculaire combat bi dañ ko mujj annulé. jusqu'à nouvel ordre. te kooku ci bis bi la. alors moom laa wax ni diggante ñaari combat Double Less yi wóor na ni. Balla Gaye wóor na ma ni dana ci am 2 à ñetti weer. mais c'est bon loolu daf koy dundal. parce que xam nga du ay combat yu ñu affiché mu jël leen. du combat yu ñi mi ngi nii ku bëgg na jël mu jël leen non. ki kay tëgg moo ko jël. dama lay jox benn exemple booy tëgg show jël Youssou Ndour tey man may def la même chose jël Youssou Ndour yóbbu Ndar. keneen jël Youssou Ndour yóbbu Kaolack keneen jël Youssou Ndour yóbbu Ziguinchor. muy ci weer bi ñeenti show yu mu war tëgg. yeneen musiciens yi du ñu wax dara ils comprennent. du Youssou Ndour moo programmé foofu. borom xew mi moo ko programmé. dëgg la. kon promoteurs yi ñoo programmé Balla Gaye loolu mooy wane lan mbër bu ci nekk. yaay fay sa bopp. yaay fay sa bopp. noonu la ko bëggee ci Modou Lo tamit boo xool tey ci journal sunu lamb moom nee na su bëggee mu jox ko 3 avance parce que tey am na benn avance moom Modou Lo ba pare. waaw ah si Modou Lo aussi parce que public bi gis nga nit ñi léeg-léeg dama naan bala ngay taxawal combat demal ci nit ñi nga def benn espèce su micro trottoir. nga téye sa micro ci mbedd bi daal di waaj yow ban combat nga bëgg ñu tëgg ko bu la waxee benn combat 1000 personnes bëgg nañ ko. waaw 1000 personnes ku le nii man dama bëgg combat tout de suite Eumeu Sène. Balla Gaye. xam nga kenn la ko wax. am na 1000 yu nga xam ni boo daje woon ñoom loolu la ñuy wax. dëgg la kenn ki daf leen waxal loolu. amateurs yi ñooy bokk gis-gis. waa ji daf koy tëgg. mbër mi programmé wul boppam. mi ngi mel ne que rek koo xam ni dafay nekk ñu engagé ka dañ ko engagé. et ça c'est très bien su boobaa dana pousser ñëpp liggéey parce que li ci Balla Gaye du dara lu dul liggéey. liggéey ko fa indi ñeneen ñi liggéey. parce que je crois que gis làmb ji ni mbër yi bare te yaañ ji jekk koo ci tëgg bu taxawee nga gis ni mën nga ci am combat bu rëy. am na foo xam ne bu ñu fi àggoon ci réforme ci làmb ji. bu ñu ci àggoon. tous les dimanches nga am combat. te war naa mën a nekk. tous les dimanches nga am combat mais bu fekkee ni fanweeri mbër
dañu daje ci benn écurie du ñu bëri ci seen biir. ça pose problème. léegi mënuloo lu dul organiser championnat comme dafa am ñu bañ a bëri ci seen biir da ngay dugg ci écurie am na beneen léegi da ngay croiser écurie yi. écurie Balla Gaye contre écurie Modou Lo. nga croiser leen ci catégorie. mën nga ci génne ci diggante ñaari écurie yooyu. ñeenti combat tout de suite. dëgg la pour bëri loo xale yi. comme léegi dañu toog bañ bëri ci seen biir am nañu feneen naataango boo xam ne mën nañu bëree ak moom. waaw kooku tout ça c'est à organiser. tout ça c'est à organiser parce que soo xoolee par exemple beneen waay bu dimbale làmb ji te kenn foogu ko fa woon Ablaye Matar. waaw. ministre des sports Ablaye Matar moo di ci làmb ji affaire licence. te mi ngi koy defar est-ce que gis nga Ablaye Matar boobu. moo andi licence ci làmb. moo ko fi indi. oui. gis nga le combat Balla Gaye le combat Double Less. Robert. bi ñu tëgg Demba Diop. ca guichet ba Ablaye Matar nga fa di jaay billet. celui-là deviendra le ministre des sports. sportif la woon. ma nga fa ca guichet ba. Rob moo ko waxal boppam su ko waxul kenn du ko xam. wala ku ko xam moo ko fa gis. mu ni combat Robert Double Less. keroog ci guichet ba maa nga fa di jaay billet. dëgg la. kon kooku mën na réfléchir pour làmb ji. bi mu nekkee ministre des sports. indi fa làmb ji loolu yàgg na xalaat indi fa licence. loolu yàgg na ko xalaat. Ablaye Matar boo indi licence ci làmb. dëgg la. te ba léegi bu ñu koy consulter am na leneen lii ma la wax ci écurie yi nga mën a croiser 30 mbër yu daje ci biir Modou Lo. mënuñu bëri ci seen biir boo demee ca Balla Gaye am na 30. dëgg la croiser leen. ñeenti mbëru Balla Gaye di dajeek ñeenti mbëru. Modou Lo ñeenti mbëru Eumeu Sène di dajeek ñeenti mbëru Tapha Tine. waaw et cetera ngeen bëri. mën nga am ci combat ci dimanche yi combat yu bëree bëri. xale yi di bëri. comme du ñu bëri ci seen biir. da nga leen di wutal adversaire fële ñu croiser ñu daje. organisation daal la laaj. organisation. la laaj organisation kese la laaj. bu ñu organiser mën nañu tous les dimanches bu am combat. te li ma wóor moo di mbër bi. weer wi ñeenti dimanche la. léeg-léeg am ci dimanche bu ci nekk combat wu 3 millions moo gën benn combat bu rëy bu 30 millions. dëgg la. parce que bala nga fay agsi combat bu rëy boobu. ci soxla ak li la ca war. dootoo dese dara. ak ñeenti dimanche. combat wu 3 millions moo gën di ne combat wu 30 millions bu war a ñëw dans 5 mois. macha allah loolu am na solo fi ñuy jeexale damay ñëwaat ak yow tuuti ci football nan nga gisee Mendy saison ren bi li nga xamante ne moom la def. def na saison bu rëy. Edouard Mendy. def na saison bu rëy. et puis dafa véhiculer benn image. bu kenn xàddi ci dara. bu kenn xàddi ci dara. yàlla day gunge nit ñi. ci li ñuy xëy ak di ci gont. ci fi ñuy daan seen doole. yiw daf la fay fekk. yàlla day gunge nit ku ci nekk li mu bëgg. wërsëgam a nga ca. Edouard. il y a 3 ans ku ko ni woon di nga toll fii. ren mun la déedéet c'est pas possible. léegi nag mi ngi nii exemple de réussite la. et de travail programmé. soo ko déggee sax xam ni yaru na. soo ko déggee sax mu wax rek. nga xam ni yaru na. et c'est important loolu yar boobu daf koy yóbbu fu sore. léegi mu ngi nii di gardien de but. nekkoon en balance ak Mahrez. gagné ko ci final bi. ndokk yàlla ba nga xamee ni Mahrez dugalul but. parce que su Mahrez dugaloon but rek. mu compliqué xam nga tax mu compliqué. boo dee seetaan football gis attaquant moo gën yomb gis góol. dëgg la attaquant bu dugalee but rek. matcham baax na. dëgg la attaquant bu dugalee but rek matcham baax na. gardien bi performance am kenn du ko affiché. gardien bi day arrêté ñaari penalty ci benn match ñu fàtte ko léegi. dëgg la kenn du wax ni moo ko arrêté xam nga lu ñuy wax ñi ko dóor ñoo ko raté. dëgg la wallaay wax nga dëgg. quand un gardien arrête un penalty.
kenn du ni c'est une performance du gardien. dañ ni waa jëkk a tiré moo ko raté. dëgg la. parce que performance su gardien kenn du ko gaaw gis parce que ce n'est pas affiché loolu moo indi dans le monde ñu ngi ci 60 ans de ballon d'or. 60 ans de ballon d'or. benn gardien de but moo mës a am. ballon d'or te yàlla xam na ni am na ñu fi jaar ñu ko mérité woon. Sepp Maier bu Allemagne mérité woon nag. Dino Zoff bu Italie mérité woon nag. Buffon bu Italie mérité woon nag. Neuer bu Allemagne mérité woon nag. et tant d'autres gardiens yu ko mérité. même boo xoolee chez les défenseurs ñoom Baresi mérité woon nañ ko. Baresi laa la tuddal ak italien bi Maldini. brésilien bi Roberto Carlos. mais kenn du leen gaaw gis ba ci brésilien bu Real bi nga xam ne mi ngi jëm mag léegi. Maurice. non borom ci Marcelo. ba ci Marcelo bi nga xam ne mi ngi jëm mag tey. mérité nañ ko bari nañu mais ñoom it doo leen gis benn gardien de but. ñaari défenseur bi Matthias Sammer bu Allemagne ak Cannavaro bu Italie yàlla xam na ni am na ay défenseur ak ay gardien de but yu ko mérité dafa ma fàttali benn Sénégal Côte d'Ivoire fii keroog Tony Silva mook Drogba janoon nañu ñaari yoon mu jàpp ko. Tony Silva janoon ak Drogba ñaari yoon wéet ñoom ñaar. Drogba dóor mu jàpp ko. El Hadj Diouf dugal benn bii ba. ñu yanu ko ñu yanu El Hadj Diouf fàtte Tony. dëgg la. ñaari tali benn match am dafay door saison bi au début du match le gardien de but de ñaari tali arrête un penalty. ñaari tali mu ci gagné 1-0 ka dugal bii ba lañ ni mooy l'homme du match. te ka dugal bii ba su penalty bi duggoon dootu ko dugal xëy na moom. gis nga ka dugal bii ba. su gardien jàppaloon penalty bi nga xam ni moo war jiitu bi yoom xëy na kon moom dañ leen di gagné 1-0 ñoom ñoo mujj gagné 1-0. ci àddina bi seetaan ki dugal bi moo gën a yomb gis kiy jàpp ki li. Edouard Mendy loolu la def. Edouard loolu la def. maanaam bi nga waxee da nga jàpp ne Edouard instant bi ren mérité na ko. mérité na ko. mais gis nga moo jafe mérité na ko. xoolal ci doomu Afrique ñaata gardien de but ñoo fi nekk champion d'Europe moom mooy deuxième bi. depuis Brice Groblar bu Afrique du Sud non bu Zimbabwe depuis Brice Groblar bu Zimbabwe moo ko am en 84. Ballon d'Or amul beneen gardien bu ko am. yàlla xam na ni am na ñu fi jaar ci seetaan bi la seetaan bi seetaanu nit ñi moo sellul trop. waaw dañuy am fu ñuy jóge di ko fàtte. alors Edouard il le mérite ren. dafa mel ne que mi ngi xeeñ. et comme fileeg boobu amatul leneen luñ fii seenu. mën na am mu ñëw ci moom yelloo na ko. mën na mu gañ waaw yelloo na ko mën na ko am. je lui souhaite vraiment de l'avoir. bon léeg-léeg nag ça tient à peu de choses. pour que nga am ko parce que ay di tey voté léeg-léeg da nga naan ñan ñooy voté. suñ ko bàyyi woon ak joueurs yi kese. dara du réer. mais dañoo voté loo ñoo xamee ni. duñu vivre le quotidien des joueurs parce que xam nga seetaan match dafa jafe de. je te donne un exemple xam nga Edouard Mendy. benn erreur la def ci match bi benn. def na benn erreur ci final bi waaw. benn boobu mu def dafay wàññi tuuti un grand gardien xoolaatal image yu final bi bal bi fu mu tase match bi fu mu tase ci loxoom gis nga bal boobu ci loxoom mu tase ci moom. waru ko jàpp daf ko war bàyyi mu génn ci équipe bu ñu sonal parce que dañ gagné mais dañ leen sonaloon dañ leen sëppu. qui a mieux joué City a mieux joué. deuxième mi-temps bi. Chelsea la mu dugg ca surface su City barewul. deuxième mi-temps xam nga lu City def. lu Chelsea def ñoo bañ du ngeen fi jaar.
ñoo bañ du ngeen fi jaar lañ def. am nag un très grand gardien. mu am 2 situations yu nga xam ni génn na leen ci. match bi ci moom la tase gis nga bal bi tase ci moom. waru ko jàpp daf ko war bàyyi mu génn parce que boobu temps sonnal nañ leen sonnal bu nga xamee ni. sortie de but bi. daf leen doon permettre ñu souffler un tout petit peu. ñun on souffrait Sénégalais yi ñu doon man je souffrais. bi may seetaan match bi. dama doon souffrir. dama doon ragal. bugguma sax mu jël but. ñoom ñu gagné 1-0. moo ma gënaloon ñu gagné 2-1. ñu gagné 1-0. dëgg la moo ma gënal ñu gagné 2-1. parce que bu ñu gagné 2-1. bii bi mu war jël. bii ba mu war jël mën na yàq desitu match am. est-ce que xam nga li ma la wax. dëgg la suñu gagné 1-0 xam nga jëlul but. suñu gagné woon 2-1 xam nga dafa jël but. bii ba mu jël c'est un wu adversaire bi mën na yàq desitu li mu defaroon yëpp ndokk yàlla ba nga xamee ni jëlul but. mu faf nag defar lii. c'est très bien. macha allah. il est en pole position léegi nag la gën a metti encore. li des a gën a metti. waaw léegi. Edouard. xam nga pourquoi léegi la gën a metti. àddina bi dañ defe ni Sénégalais yi dañ defe ni kenn du ko dugal bi moo tax léegi lay gën a metti. waaw dañ defe ni kenn du ko dugal bi. léegi lay gën a metti. moo tax léegi dafa toll fu nga xamee ni léegi xam nga ñan ñoo koy ëmbal teraanga ji. Edouard dafa ëmb dafa amee teraanga. xam nga ñan ñoo ko koy protéger. waaw défenseurs yi. dëgg la. faire en sorte que kenn du tiim seen gardien. défenseurs yi ñooy faire en sorte que kenn du tiim seen gardien. parce que mën góol àggul ci attaquant di janook yow. dëgg la. man mii ku su ma wéeteeg Edouard dama koy dugal bi man. su Kalidou sàgganee ba ma wéeteeg Edouard dama koy dugal. kon bu ñu sàggan ba attaquant adversaire yi di wéeteeg Edouard. waaw dafay toll fu nga xam ne day yéeg te gardien bi lu ko fragiliser dafa yomb. da ngay jël benn but rek après da ngay mel ko ku tojal. waaw léegi nag la gën a metti moom sax léegi lay gën a ragal. boo ko xoolee dafa mel ko mbër muy yéeg. mbër muy yéeg gisoo Balla Gaye léeg-léeg soo ko bëggee bëri ak moom dafa lay jaarale ci Sa Thiès. rakk ji. waaw parce que mbër mu bëgg feeñ. dafay wuti ponkal. waaw man tey ji su ma bëggoon feeñ damay laaj Balla Gaye su ko neexee mu ni ma du ma sa morom. dama wuti sa morom nga bëreek moom. yaa ngi fàttali ko mbër mi fi waxoon yéen mbër yu ndaw yi su ngeen ma moytuwul. Tyson. yéen mbër yu ndaw yi su ngeen ma moytuwul. waaw voilà booba temps mooy ñi nga xame ni dañu bëgg feeñ. ci darajaam. dëgg la di ko wuti. macha allah mu ngi noonu. dëgg la fi may jeexalee ak yow dernière question bi Sadio Mané lan nga gis mu des Liverpool wala mu dem feneen. na des Liverpool bu changé club rek. yàqule. bu changé club bu demee feneen yàqule. parce que gis nga Liverpool léegi Sadio Mané dootu fa footballeur kese doom la fa. bu ratee penalty sax ñu ne ko c'est très bien on continue. feneen fu mu dem day nekk gan. ñooñu def ci njëg léegi dañoo nekk mu ñëw rek dox. dafa amee na ko pièce automobile bu bees boo ko defee ci oto bi da nga bëgg rek mu dox. Liverpool fa mu nekk ca kanam tuuti dañ koy laaj lu ñuy def. ca kanam tuuti Klopp xam nga am na joueur yu mel noonu joueur yu entraîneur bi di laaj. léeg-léeg Klopp ni Mohamed Salah wala Sadio Mané affaire bi lu ngeen ci xam dañ koy laaj. te bu demee feneen day nekk gan. dafa amee la que nga jógee foo xamee ni ci photo yi nga toogoon boo changé équipe rek dem ci banc ngay toog boo demee. yaay jëlee sa bopp ci banc bi. dëgg la waaw yaay jëlee sa bopp. Sadio Mané bu jógee Liverpool c'est une erreur Mbappé bu jógee PSG c'est une erreur. parce que feneen fu mu dem dañoo nekk bu ñëwee rek dox comme nu mu daan doxee PSG. te du mel noonu da ngay commencer di fay. Cristiano Ronaldo erreur la defoon bi muy jógee Real waru foon jógee dafa am joueur yu nga xam ne fa ñu nekk bu ñu fa jógee. Messi bi muy jëm quitter Barcelone su ko defoon rek mu l'erreur de sa vie fa mu jëm dootul nekk Messi te bokkatul Barcelone. est-ce que xam nga li wax. bu jóge woon Barcelone dem feneen fa mu jëm dootul nekk Messi
te ñàkk na Barcelone. Sadio Mané bu jóge woon Liverpool fa mu jëm. dootul nekk Sadio Mané bu Liverpool. te su boobaa day ñàkk Liverpool. macha allah loolu am na solo kontaan nañ ci yow. lan ngay tàggatoo ñu bàyyi la nga tàggu mbokk internet yëpp di wax nag kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax. non man maa kontaan ci yéen. xamul tax. man maa kontaan ci yéen ngeen jaral ma daw ba daanu ndax li ngeen ma doyloo. xam nga kan moo la sonal. ki la bëgg. dëgg la. ki la bëgg moo la sonal. parce que Sénégal ni mu mel. lii ngeen waxtaan ak man. ñi ko mën ni ñu baree. ngeen di Laye Diaw moo ñu doy. ngeen woo ma depuis une semaine. dëgg la ngeen woo ma depuis une semaine pour que ñu def ko. ngeen am xarit boo xam ni dafa di sama xarit. mu wax ma waxu émission bi. ma gën ci jàpp. ma gën a jàpp ci émission bi. ndax doyloo bi ngeen ma doyloo. ndax wóolu bi ngeen ma wóolu. ba ngeen gëm ni li ngeen soxla mi ngi ci Laye Diaw. mais dama leen koy jox avec plaisir. macha allah te feeñ na. man damay bëgg fay sax. Malick Thiandoum tamit jël naa ko fi. mu ni yow yaay idolam moom laa mujjee jël avant. dafa baax rek xam nga pourquoi dafa baax. waaw. am na benn bis bu nga xam ne dama jooy ci mbedd mi man jooy naa ci mbedd mi dama dajeek nit journaliste la mu daal di ma laxasu ma ni tekk rek mu ni ma journaliste laa te yow yaa tax ma nekk journaliste dama lay déglu bëgg li nga def ba bëgg la niru bi may jooy yëguma ko moom laa la wax ni la nit ki la bëgg moo la sonal. waa ji bi ma waxee loolu jooy naa parce que dama tiit. kooku xam nga léegi dafay laaj ma protéger ko. dafa mel ne que bis bi ma Golbert ne am naa doom ju nga xam ne yaay papaam. dafa la bëgg ba di la enregistrer di la dégluwaat muy malal mii tey. su boobaa malal day weesu ci man journaliste day nekk sama doom. moo tax dama koy protéger. moom alors moom laa wax ni Malick Thiandoum wax na ma lii bis dama lay déglu di la seetaan dama naan ñëw stade di la seetaan ba bëgg la niru loolu di daw sama yaram ñëw na fii ci kër gi. macha allah waaw bëgg bi mu bëgg Laye Diaw ba fekk si Laye Diaw ci li muy def loolu amul njëkk mënuma ko fay. waaw mënuma ko fay loolu nag di lu ma neex. ma ne que jaar naa foofu parce que man Bachir Kounta laa bëggoon ba bëgg ko niru. Ahmed Bachir Kounta. yéen su ngeen ma bëggee ba fekk si ma ci liggéey bi war na fu ma leen fekk ngeen rëpp ma yëkkati leen parce que waru leen daanu. war leen daanu pour avoir choisi li nga xamee ni Laye Diaw moo leen ci dugal. macha allah yéen it tey jii man maa war a fay ndax wóolu bi ngeen ma wóolu doylu bi ngeen ma doylu man maa war a fay xam nga am na benn jour bu ni léegi dafa commencé di fayu interview Messi nee na léegi mu commencé. soo ko interviewé fay ka mais yéen man maa leen di fay. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf kontaan nañ ci yow jërëjëf.